ay tur yu ñu leen di woowee mais tey tase nga ak koo xam ne ni moo jiite réseau femmes pour la solidarité et l'entraide muy yoo turu Awa Diagne. voilà Awa Diagne li ñuy def rek dañuy dem xooli élément bi waxtaan ak moom bu ñu ñëwee ñu gën ko expliquer mbokku téléspectateurs yi. association bi réseau la boo xamante ni ci social la njëkkee ëmb nag lu bari quand on parle du social solidarité mu ngi ci biir entraide mu ngi ci biir bëgg vraiment valoriser revaloriser la femme sénégalaise ñu gën a xam seen bopp seen taxawaay parce que loo mën a wax ci àdduna jigéen lu metti jigéen lay dal te moment bii ñu toll muy moment mbas mi dañ ci jouer benn rôle bu am importance vraiment réseau bi nag dafa ëmb région yëpp ñu ngi ci ak jënk yi nga xamante ne aussi dañoo nekk ci kër gi ndax si lañu bopp parce que man dama ne jigéen lépp loo xam ne soxal na jigéen métti jigéen la mbégte jigéen la bànneexu jigéen la fu jigéen toll war a am feneen fu mu war a toll teg beneen part cas communautaire yi defe naa li ko war a gën a li ñu mën a def mesure yi ñu war a mën a jël aussi pour mu wàññeeku non seulement ci kër gi parce que boo xëyee yow da ngay dem liggéey mais sa jànk na nga ko équipé na nga ko jox le maximum quand même de prévention ba nga xamante ne jox ko loo xamante ne gan gu mën a fëgg même xale yi ku mën a ñëw balaa ngaa def dala na nga raxasu ba set pompe ba set jël sa matuwaay jël sa gel ou bien sa solution garder ko moom si boppam même si biir kër gi rek am na distanciation boo xam ne wax nañ ko mën a def même yow mi liggéey ba ñëw sa jànk balaa boo fëggee balaa ngay dugg na la jox nga raxasu respecter les normes loolu boo ko defee sa jànk bu def ko si boppam nga jàngal ko sensibiliser ko mais kooku macha allah gëmuma ne feebar bi dina dugg foofu parce que yow miy ñëw mi génn ñëw balaa nga koy indi moom dina def tout pour protéger la moom itam sa njaboot gi nga xam ne ñoom la desal ci biir kër gi dina leen protéger. su fekkente ne da nga jël jànk bi nga def ko comme sa bopp taf ko ci sa dënn def ko comme sa doom kooku boo ko defee dafay bëgg sa njaboot parce que koo def comme sa bopp mu bëgg sa njaboot da ngay dem ba am ak moom benn complicité xale yi des fois nga gis jànk bi ak say doom ñu am complicité boo xam ne xale yi sax daañu bëgg dara des fois ñu jaar ci seen yaay loolu yëpp li koy indi mooy respect bu mat sëkk. dañu war a impliquer jànk yi ci biir xeexu cas communautaire parce que ñoom yow da ngay génn dem ñoom ñooy des ci biir kër gi. c'est vrai c'est important parce que ñoom ñooy liggéey ci kër yi. ñoom ñooy wàcc ñoom ñooy ñibbi. ñoom ñooy ñëwaat on sait jamais. donc comme Baye Cheikh ni nga ko waxee rek donc ñoom nekk nañ benn touche bi nga xamante ne moom moo gën a vulnérable parce que dañuy jouer comme ni ko Thiora waxee ak moom mi sax benn rôle bu important ci biir kër yi parce que ñun ñi nga xamante ne dañuy xëy di dem di liggéey ñoom nañu bàyyi ci li nga xamante ne moom moo di kër gi donc ñoom bu fekkee jox nañ leen ay matuwaay yoo xamante ne dinañ mën a protéger seen bopp protéger sa environnement protéger sa njaboot bi nga xamante ne ñoom ñoo fay nekk di leen di gérer ndax balaa nit di dugg si su boobaa lépp loo xamante ne moom moo di matériel wala jumtukaay bu ñu leen ko joxee dinañ ko mën a utiliser pour à ce que la personne là bu dugg see du wàll benn xale leneen di ci am aussi mooy comme ni ñu koy waxee la plupart ñoom ñooy génn di dem ci biti di dem dugg di dem jëli ay yëf te doo xam via l'argent wala lu mu ci munti doon mun nañ jël li nga xamante ne moom moo di jàngoro boobu donc baax na ñu sensibiliser ñi nga xamante ne moom moo di miina daan doole yooyu ci cas communautaire parce que gis nañ ni que en ce moment dafa bare loolu donc ki nga xamante ne moom moo di Ndeye Awa Niang moom benn réseau bu ne mel na donc c'est vrai que seen réseau boobu nag jàppalewul rek li nga xamante ne moom moo di miina daan doole yi mais bokk na ci parce que lépp lu jëm ci wàllu jigéen dañ leen di ci dimbali donc moom yàgg na ci xeex parce que il y a plus de 10 ans ba tey nee nañ ci benn convention sax bu ñu defee woon en Genève convention 1889 bi nga xamante ne dañ doon xeex pour jox ak yelleef ñi nga xamante ne moom moo di miina daan doole yi boobu ba léegi mi ngi ci ba fi mu ne nii 2021 bientôt 10 ans kenn maanaam ratifié wuñ ko ba tey mais moom mi ngi ci nekk voilà moom mi ngi ci nekk di ci xeex ba tey moo taxoon mu décidé xam ni que war na waxal li nga xamante ne moom moo di miina daan doole et puis di waxaale aussi ce sont des personnes impactées ñu bare dañuy wax comme par exemple on parle des
musiciens et tout ça mais ñoom seen jëmu bopp ndax bi Covid bi tàmbalee mi ngi ñuy xamal ne am na ñenn ñoo xamante ne aussitôt dañ leen licencié dañ leen di ne soit da ngeen di toog bañ a demati wala bu fekkee da ngay arrêté da nga dem te ñu bari arrêté nañ te fay ñu leen seen xaalis donc baax na ñoom tamit ñu yëkkate ay ndàmpaay jox leen ko waaye képp koo xamante ne aussi yaa ngi yore sa mbir na daan doole ci biir kër gi jëlal sa matuwaay yi baax yëpp yi war yëpp par rapport ak xeex Covid bi nga jox ko pour mu mun la dimbali sàmm sa njaboot sàmmale sa bopp parce que ñoom nañuy dem bàyyi leen ci biir kër yi baax na aussi ñu sensibiliser leen Baye Cheikh te bàyyi xel ci ñoom effectivement Baye Cheikh loolu lu war la et je pense que conscient nañ sax sénégalais yi léegi ñu ngi ci góorgóorlu bu baax voilà gën a am yërmande ci ñoom c'est très important et puis on espère que dinañu dem ba réglementé seen métier bi parce que defe naa ci dëkk yu bëri réglementé oui réglementé nañ ko voilà moom moo tax mais fii nag Sénégal boobu ba léegi jusqu'à l'heure defal le contrat nga nekk comme tout travailleur effectivement mais xam nga fii métier bu ñu xaw a xeeb la moo tax oui peut-être malheureusement wuñ ko ñoom en fait seen métier bi réglementation bi des fois lan mooy nekk problème xam nga tey bu fekkee ni que yeneen dëkk yi ay Europe ak yooyu dañuy liggéey dem ñibbi mais Sénégal dañuy nekk ci yow yaa leen di nourrir courant ndox lekk après quand man j'avais posé ce problème là à l'époque mais quelqu'un me dit yow sa salaire est-ce que mën nga ci lekk fay su loyer naan ci fay su courant dese 50 000 wala dese 60 000 léegi tey booy dugg ci débat réglementation il faut yooyu noonu yëpp aussi nga mën ko évaluer xool yow li nga leen di fay ak apport bi ñuy am en contrepartie pour nga defar SMIC bi et après c'est un débat boo xamante ni day posé wu moo tax je pense que ça fait bientôt 10 ans ba tey amuñu ci benn kii mais en tout cas ñoom daal seen réseau bi ñu ngi def un travail très important parce que man lenn li ma ci gën a marqué aussi dañuy def ay formation yoo xamante ne dañuy jël ñi nga xamante ne moom moo di mii na daan doole am na ñoo xamante ne dañu jàng ba am bac donc ils travaillent en partenariat ak benn école di jàngal xale yi de leen defloo ay formation à ce qu'elles deviennent ay gouvernantes et tout pour gën a mun a évoluer ci li nga xamante ne moom moo di seen liggéey et par rapport aussi à la paye nga xamante ne dinañ gën a mun a am fay bu gën a yéeg au fait voilà donc ñu leen di féliciter bu baax ni ko may mën a expliquer bu ñu demee ba bëgg koo réglementer parce que dafa am lu bëri loo xam ne patron bi da leen koy jëlal en charge te ñoom duñ ko évaluer yow kay laa àndal man lii nga wax boo ko waxutoon dinaa continuer rek ci li ma gëm ak li may xalaat mais c'est bien moo tax wax ak borom xel dafa baax yaa ma gënal xale yi nga xamante dara safu leen da ngay gaar amul benn yërmande mais yow au moins ku wax ak yow di nga ko gindi intellectuellement parlant dafay gaaru waale wuy ma léegi foofar yow ok man maa ngi ci yow rek man daal gi maa ngi ci yow ñàppaa koto sa koto ñàpp foo jëm ma langal la ko désinfectant waa quand même désinfecte il le faut il y a des ondes négatives qui commencent à venir ce mal là merci